asalaamaaleykum mbokku internet yi asalaamaaleykum àdduna waaw maa ñëwati SCC de lire di wax si événement wu Mo Gates bi di dire ça a été époustouflant je pense parce que gis naa fa mbooloo gis naa fa àdduna leneen rek laay fustiger mooy maanaam Mo Gates système bu mu bëgg a doxal noonu maanaam jël mbëru Sénégalais yëpp dajale leen New York ne da leen di utal licence MMA seetaan nañ combat bi ñëpp seetaan nañ combat xam nañ nu mu demee gis nañ fa mobile 2 après combat bi dafa commencé wàcc yu méttee métti loolu c'est un signe de manque d'entraînement moo koy waral ñu gis Malick Niang jàpp Abdou Diouf dóor ko dóor yu métti toroxal ko di wax ne Malick Niang dafa xaju si kenn d'autant plus Mo Gates si boppam wax na ko seetaan naa benn vidéo wax na ko nee na Malick Niang moo gënoon moo nekkoon dossier bi gën a tàng si loxoom parce que ku mu ko proposé da ngay daw l'unique Abdou Diouf moo amoon fitu ak jàmbaar jël ko mais gis nañ lu ko si fekk pour dire rek Malick Niang moom c'est un athlète moom il a cette corpulence quoi de participer donc au combat MMA bokkul ak yeneen mbër yi Malick Niang moom yàlla noonu la ko bindee bindam rek danga xam ne kii c'est un vrai combattant ba pare en plus ñun gis nañ seetaan nañ vidéo yi xam nañ nu mu demee gis nañ nu mu def Abdou Diouf prip mu dal ci kawam dóor ko high kick gis ngeen ko da ko dóor high kick Abdou Diouf dellu ginnaaw mu commencé ko enchaîner ay coups ba waa wàcc donc il a cette technique xam na ko quoi parce que moom je pense su ma juumul je pense def na boxe mu xam na def na arts martiaux donc bokkul ak ay ñoom mobile ak ay Ketchup kaañ yooyu noonu ñu leen dégg micro ñu naan ay nañ ma dugal Instagram ak nañ ma dugal patati nañ ma dugal patata pour maanaam féliciter ma victoire bu ma am boo juumee yow Ketchup ba ne sa tànk da nga koy teg MMA dañ lay rey ñi fa nekk ñoo la gën a dof ñi fa nekk ñoo la gën a tàng ñi fa nekk ñoo la gën a xeeñ donc bu yow nga def très attention nag nga bañ a dugg biir MMA na ngeen yem seen kulun boobu ngeen jouer seen jeu parce que Mo Gates il a la bonté de vous réunir xam nga et de vous payer et de vous nourrir macha allah loolu rafet na parce que gis nañ ne nu mu dajale foofu yëpp fii Sénégal maanaam dañoo dem ba retraité kenn maanaam ci combat kenn fii lutte sénégalaise kenn amatul espoir si ñoom ñooñu la dajale fële New York ne da leen di tëggal combat MMA utal leen ñoom ñëpp ay licence donc contentez-vous de cela ngeen yem ci loolu bu leen jum mukk ba mu jël leen dugal leen di leen boole di leen jéem a intégré maanaam si lutte MMA bi vrai UFC ak yeneen combat MMA yëpp parce que bokkul ak yéen li ngeen di pratiquer bokkul xaajul bay doon benn gis nañ ci barki démb lu ñu def Siteu Bombardier gis ngeen liñ ko fi def mennum rëg-rëg on le félicite mooy liggéey te caaxaanul mennum rëg-rëg au passage je le félicite et je l'encourage parce que bu continuer maanaam si lancé bii nii il sera un très grand combattant de MMA parce que gëm na boppam gëm na lu muy def xam na lu muy def lan la donc yéen ñi léegi ñu dajale fële yem leen ci loolu rek Mo Gates xam nga di leen fay xam nga di leen dimbali soo leen demee nag parce que wax na ko Mo Gates wax na ko moom nee na bëgg na tëgg yeneen combat yeneen journée mais dafa soxla ay lutteurs yoo xam ne dañoo am fit loolu la wax dañoo am fit donc yàlla bu defee nag ba bés ngeen dem ba dëgëral seen bopp gëm seen bopp mun ngeen dugg ci biir MMA donc li ngeen di def nii on l'apprécie macha allah mais damay artu rek ngir yàlla ngeen bañ a diriger dem MMA ñu dóor leen fa ba ngeen dee loolu la ñuy ñaan yàlla parce que yéen sénégalais
vous avez tendance boo leen gisee fenn xaalis flow xaalis génn rek vous perdez vos contrôles, vous perdez votre conscience, vous perdez tout, vous perdez tout. Donc s'il vous plaît xaalis bu mu tax ngeen di naaw di rey seen bopp ba ngeen dem dugg ci MMA parce que vous n'avez pas les techniques amoo leen technique bi gars yi ñoo leen gën a tàng fuuf. De grâce ñun ñoo leen di ñaan parce que def naa ko la fois passée dans ma vidéo yaakaar naa ñëpp gis nañ ñëpp xam nañ li xew. Donc ñun ñoo leen di ñaan ñun sénégalais yi bu leen ci xaalis tax a dugal lan ay xaalis lan mooy xaalis ba ngeen di daw bëgg a dem dugg ci loo xam ne da leen di rey bokkul. MMA ay dof ñoo fa nekk s'il vous plaît yem leen ci loolu ngeen toog ngeen xam ne fële du seen place. toog leen ba am fit comme moo géej lu mu ko waxee toog leen ba am fit ngeen dugg ci MMA yem leen ci bëri bi rek waaw yem leen ci bëri ba yoon neex ngeen dugg ci. Donc s'il vous plaît yem leen ci loolu. Boucher maa lay dégg ngay wax naan non c'est-à-dire bul jéem a dugg ci yooyu yemal rek xam nañ lu mu demee waaw. di encouragé nag Malick Niang di ko ne foofu mu ne noonu bu fekkee li muy def nii du niveau yàlla xam na ko bu gëmee boppam barki alxuraanul karim dina lekk xaalis bu bëri biir MMA. na gëm boppam def comme Reug Reug def comme Bombardier def comme Siteu. am na corpulence bi loxoom gudd na ay directam baax na tànkam gudd moom cëram macha allah. donc na ngir yàlla bu fekkee bëgg na lekk xaalis mu toog foofu New York toog Amérique entraîné ut ay coach yoo xam ne comme moo gën nee na utal nañ ko licence. donc doo toog foofu ut coach yoo xam ne c'est des professionnels ñu entraîné ko ni mu waree jàngal ko arts martiaux day jàng lépp judo jàng sambo jàng jiu-jitsu jàng mambo jàng taekwondo. En fin de compte lu mu war a jàng ci arts martiaux moo bari loolu la MMA laaj nekkul bëri rek ñu naan calcul non li ngay jàng ci ay maanaam sport de combat moo bari dafa réunir loolu lañ naan arts martiaux y a tout dedans tout de multiples sports. Donc nekkul nga ñëw taxaw di dóorante nii rek non ñu naan nga jàpp yëkkati daal non parce que boo xoolee bu baax MMA vrai combat MMA ñëpp dañuy génnee seen clé lu ñu am ñuy jàng dangay gis que le jiu-jitsu la def ñëw taxaw day boole ñaari maanaam sport arts martiaux day jàng jiu-jitsu jàng taekwondo jàng nu mu tara sax sambo jàng nu mu tara sax beneen kii bi nu mu tara mooy sport bu may def noonu kii taekwondo lépp ngay jàng doo bàyyi dara. boo ñëwee yàlla da lay jàppale nga am ay clé fini être compétent dans ce domaine nga taxaw nga xeex nga dóorante nga wane say clé parce que clé boo génnee c'est des points. high kick point la low kick point la middle kick point la coup de poing xam nga airball point la lépp point la yéen xamoo leen ko. xamoo leen yooyu yëpp donc boo leen taxawee ne da ngeen di ñëw dugg MMA noonu dañ leen di rey léegi. Donc s'il vous plaît moo géej ñun sénégalais ñoo lay ñaan xam nga cadrer bien sénégalais yi nga fa dajale lutteurs yi xam nga bien nga expliquer leen carrément li ne foofu li ne ci MMA expliquer leen ko parce que ñoom il comprend pas dégg nañ ne MMA bëri na xaalis ak aco ëpp ñu daw. maa ngi dégg Boucher muy wax ci maanaam ci kiyam nu mu tara sax directam Instagram mook waa ji damay fàtte tur bi mu naan Sénégal fi am na lutteurs yoo xam ne moo leen ëpp cachet bien vrai dëgg la lu ñu lay fay xaaj bi xaajaat ko duñ ko fay fii mbër yi bu ñu signé contrat de lutte. Donc bu leen dégg xaalis boobu rek ngeen ne traite daw non yéen xaalis da leen tiital ba bu leen déggee moo bi rek da ngeen di perte seen raison da ngeen koy perte quoi dootoo leen amati benn xalaat. De grâce sénégalais yi de grâce xoolaat leen seen doxalin par rapport ak alal foo leen ko déggee da ngeen di jaay seen ngor je sais pas
foo leen déggee alal da ngeen di jaay seen ngor donc bu mu tax ngeen di dugg ci loo xam ne da ngeen di lorlu seen bopp. ñële dañ ko entraîner namp ko ba ñu nekkee ndaw ba ñuy doon mag ñoom ba ñu nekkee ndaw ce n'est pas à la fin de leur carrière si lañ commencé def sport bi non 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 ñële ba ñu nekkee ndaw dem ba nekk mag di si tarbiyu di liggéey lañ ko def xaaruñu ba ñu màgget seen âge non non di ko def non non te ba ñuy nekk xale lañ koy def di ko def ba nekk ak màggandoog moom ay 25 ans la ñu yore di ko def 23 ans 27 ans 29 ans la plupart d'entre vous ils ont dépassé cet âge ils ont 32 ans 35 ans 36 ans côté yooyu noonu ay 35 36 ñoom xale yu ndaw ay 23 ans 22 ans ñooy jàpp mag yi foofu di leen toroxal gis nga Siteu ni ñu ko def keroog xale bu ndaw moo ko toroxal Siteu il a 32 ans 33 ans booy bu 23 ans magee na ko 10 ans magee na ko 10 ans benn booy 23 ans moo ko jàpp toroxal ko donc xoolaat leen bu baax li ngeen di def ngeen bañ a teg seen tànk MMA bàyyi leen ba ngeen am fit ba ngeen jàng ji xeex ngeen jàng lépp parce que lépp dañ koy jàng quoi du loo xam ne da ngay ñëw rek nga pratiquer non non lépp da nga koy jàng balaa ngay pratiquer donc teg si nag entraînement yu dur yu saf moo gën quoi wasalaam.